Sidi Abdoulaat mi nga xamante ni bii moo tax tey jii mu toog fii di ziar mboolam bokki axlu Mbàkke yi nga xamante ni bi ñu ngi fi di suñuy kilifa ci fànn yépp di ñaan yàlla guddal seen fan te yàggal leen fi di sant conseil municipal bi ndax tey jii teew gi nga xamante ni bi teew nañ ko fi bañ am korom bi bu ñu teewul woon am na gàllankoor yoo xam ne mën na koo jur ci liggéey bi kon mi ngi leen di sant kenn ku ci ne ci turam ak ci santam di jaanal mbokk yi nga xam ne itam noo fi daan bokk di nekk ca tey jii yàlla dogal nekkunu fi raw na ku mel ni sëñ Moustapha Gadiaga nga xam ni moo doon président commission des finances nga xam ne liggéey bii moo ko daan jiite ba teg ko ci loxol maire yàlla dogal yi ci moom ñu ngi koy ñaanal ak bokk yi nga xamante ni bi yépp daan nañ fi nekk nekkuñu fi sëñ Modou Mbeng mi itam di conseil municipal ca ñàkk waajuram maire ngi koy ziar ndax buñ jógee ci lii sax am na man ak sëñ si rek ak délégation war nañoo dem seeti Modou Mbeng ngir jaale ko waajuram woowu nga xamante ni bii sunu mbokkum taalibe la ca dafa génn àddina ñu ngi ko koy massa bu baax comme ginnaaw loolu nag ginnaaw bu ñu nuyoo sëriñ bi tam ak sant leen mi ngi sant itam receveur municipal bi nga xamante ni bii tey jii muy payeur ki nga xam ne moo topp ci moom di monsieur Ndour moom la fi yebal si mu ñëw toog directeur ARD nga xam ne moom moo nuy gunge ci liggéey bi di ñu jàppale moom itam mi ngi fi teew sous-préfet ab teewaayam fii sëñ Mor Lo wax na ko ndax lii moo mën a xalaat mu jàll moo mën a xalaat ni du jàll lii ni def moom moo koy xool moo koy saytu moom la fa yoon teg kon sous-préfet yooyu itam maire a ngi lay sant bu baax di la gërëm budget bii nag nga xam ne moom ci moo nu fi indi tey mi ngi leen di xamal ni ginnaaw buñ ko nattee ba nattaat ko yegg na ci ñeenti milliards juróomi milliards yoo xam ne daal manqué na téeméeri junni juróomi milliards yu manqué téeméeri junni mooy budget bii nga xamante ni bii moom la ñu andi nga xam ni li ngay am ci recette loolu lay doon li ngay am ci dépense loolu lay doon donc 4 milliards 998 mille 500 francs 998 millions 500 francs mooy budget bi boo ko seetee nag ci budget bi nga xamante ni bii moom lañ fi wote woon daaw am na lu tuuti loo nga xamante ni bii wàññiku na ci loolu tam li ko def mooy ñëpp xam na ni Covid bii nga xam ne jaar na fi mbas mii nga xam ne jaar na fi mboolem koo nga xamante ni bii da nga yor ab liggéey moo xam commerçant nga moo xam loo mën a doon Covid bi laal na la ban la nga na nga daan ameetoo ko kon loolu tam moo tax mu bàyyi ko xel bu baax a baax ci woyefal li nga xamante ni bii ñu ngi koy teg ci nit ñi waaye nag boo ko xoolaatee tam ci lu gën a jige ci ngay gisee loolu ni am na loo nga xamante ni bii mat na 1 milliard 144 millions 603 mille 604 yoo nga xamante ni bii wàññi nañ ko ci liñ daan teg ci kaw nit ñi waaye am na tawféex ju ci yàlla def itam muy suñu pakaseen bi mu ñëwee ak fonds minier bi mu ñëwee tax na budget bi loolu wàññiku gu day noonu doo ko mën a gis noonu ci budget bi waaye teewul woyefal googu nag dugg na loolu nag nga xamante ni bii maire ak ñi nga xamante ni bii ñoom la àndal xalaat nañ ko mooy bàyyi goo nga xamante ni bii bàyyi nañ ko xel askan wi loolu mooy tax itam yàlla mi nga xamante ni bi day dimbalee mu dimbali nu ba li nga xamante ni bi dese woon nañ ko daaw ci pakaseen bi 2019 sax la 2020 ak 2021 ñu dajale ko lépp ñu yëgal nu ni loolu lépp ñëw na tey jii trésor muy 2 milliards 149 millions 998 mille 040 francs loo nga xamante ni bii ci kaw recette yi nga xamante ni bii moom la ñuy wax recette de fonctionnement am na 230 millions yoo nga xamante ni bii maire nee na nañ ko ci dindi dolli ko foofu ndax investissement
mooy li nga xamante ni bii tey jii moo gën a soxal nit ñi ca mooy liy gën a dimbali nit ñi itam ci fànn recette de fonctionnement yooyu ñu wax nga xamante ni bii da nga koy jële ci li nga moom muy taxe yi nga xamante ni ñi ngi koy def mi ngi ci 2 milliards yu teg juróom-benn téeméeri million ak fukk ak juróom-ñett yu teg 20 junni loolu boo ko seetee mooy daanaka genn wàll ak ñaar yoo xam ak ñaar ak genn wàll yoo xam ni mooy ci recette totale yi nga xamante ni bi am nañ ko loolu nag nii lay demee dafa am loo xamante ni bii moom la ñuy wax produit de l'exploitation loolu mooy li nga xam ni noo ngi koy liggéey nit ki bu ñëwee fii bëgg kayitu juddu daal joxe ñeent fukk bu bëggee leneen jox leneen bu bëggee ñu tàmbali yooyu nag boo ko seetee liggéey boobu nga xamante ni bii noo ngi koy liggéey fii ci mairie bi loola li nga xam ni juddu na fa ñu ngi ciy séentu 55 millions maanaam juróom fukki millions ak juróom muy 2,10%. loolu am na ak wàññiku goo xam ni wàññiku na ko ci ndax loolu mooy li nga xam ni ca njëlbéen nga lañ ko xalaatan ni lépp loo xam dañ ko doon teg nit ñi nan fexe ba gën koo wàññi luñ ko gën a wàññi rek moo ci gën. am na li ñuy wax produit domaniaux maanaam suuf si li nga xamante ni bi mi ngi ci loolu mooy location suuk yi loolu mooy cantine yi loolu mooy li nga xamante ni bi lépp ak yooyu boo ko boolee ak li taxi yi di fay. loolu boo ko boolee lépp mi ngi nekk ci 832 millions de francs muy 31,78%. loolu mooy juróom-ñetti téeméeri millions ak fanweer ak ñaar am na wàññiku goo xam ne ba tey day feeñ ci loolu mooy 709 millions am na juróom-ñaar téeméeri millions yoo xamante ni bii maire teggi na ko ci ngir woyofal askan wi ngir mu woyof rek ci askan wi teggi na ko ci li ñuy wax impôts locaux mooy li nga xamante ni bii moom la ñuy fay par bopp ñu daan ko tuddee njot bopp loolu 600 francs la ci bopp bu ne kenn ku nekk ci sa kër war nga koy fayku ak foncier bâti bi ak foncier non bâti bi ak yi nga xamante ni bii yëpp ñu ngi ci dëkk bi lenn lu ci ne dafa am loo nga xamante ni bii moom lañ ca war a teg ca jant boo nga xamante ni bii am njaayante am na ca diggante ba tam mbaa luyee banques yi di luyee kër yeeg yooyu dafa am lu ñu cay am loola ñu ngi ca prévoir 805 millions 671 441 loolu 30% la loolu boo ko xoolee ci li nga xamante ni bii moo aman am na beesu 74 millions kon ba tey rek fànn yu ne maire dugal na ci ni nañ leen ci dugal yërmande ndax mu mën a gën a jàll. taxe municipale yi mooy li nga xamante ni bii moom la voiture yi moom la charrette yi di fay li nga xamante ni bii mooy taxe bi nga xam ni ci électricité consommée la mooy taxe bi nga xam ni ci distributeur de carburant yi la loola ñi nga fa estimé 679 millions juróom-benn téeméeri millions ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent yu teg ñaar fukki junni ak ñaar fukki junni ak ñaar fukk ak fanweer ak benn muy 25%. léegi loolu tam am na beesu 348 millions yoo xamante ni bii def nañ ko ci délibérément pour gën a woyofal yëf yi. am na loo xamante ni bii tam mooy produits divers yi mooy amende correctionnelle yi maanaam bu la police jàppee fii nga fay 6 000 francs dañ koy séddale 60% yi ñu moom ko 40% yi état bi moom ko loolu ñu nuy sédd nag ñun ciy cëral loolu lañ dajale ba boo xoolee mu war a yegg ci 75 millions loolu tam am na bees boo nga xam ne def nañ ko ci de 4 millions 393 mille boo ko xoolee ci exercice bi nga xam ne ci la ñu génn bee weesu dotation de fonctionnement yi mooy li nga xamante ni bii nguur gi da koy joxe ñu koy indi fii mu dugg ci décret 220 14 novembre am na booy fixé modalité yi montant boobu am na ci téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak benn yu teg juróom-benn téeméer ak juróomi dërëm ak juróom-ñett fukk ak juróom ak ñetti 15 so muy 54%. dafa loolu ba tey am na benn hausse dafa yokku ndax dafa am loo nga xamante ni bii moom la ñuy wax fonds minier maanaam or bi nga xam ne ñu ngi koy gas phosphate beeg lépp loo xam ne ci suuf la ne ñu di ko gas léegi la cay génn liñ ciy war a askan bi da ci am wàll
wàllu woowu ci askan bi am nag loolu la ñuy wax péréquation moom la ñuy séddale bi ñu ko séddalee nag yàlla dogal na nun nu am ci 111 millions 325 mille 425 yoo nga xamante ni bii loolu bërki démb rek la yëg si bi ñu ko maire di yëgal loolu bërki démb lañ ci jot loolu mooy ndell yi nga xamante ni bii yëpp ñu ngi ci suuf si lu ñu ci génne rek léegi dañ koy séddalee collectivités locales yi bu njëkk fam feeñee rek ñoo ci daan am ñam feeñ rek ñoo fa daan am mais léegi nag dañ koy tasaare di ko dootu yem foofa dootu yem Taïba dootu yem Kédougou dootu yem Bakel waaye képp kuy collectivité locale rek dañ la ciy sédd loolu moo tax tam sédd gi ñu ko séddale nag di ko aj ci ni population yi toll loolu moo ci may Touba mu am ci téeméeri millions yoo nga xamante ni bii bërki démb rek la ñëw recette d'investissement yi mooy li nga xamante ni bii da nga koy def muy loolu war a jëmmal loolu ñaare lu jafe woon la waaye yàlla tam ba tey ci tawféex ji mu defal ci PACASEN bi moo tax ñu am ci 2 milliards 380 millions 400 mille francs loolu muy 47 virgule des recettes totales du budget loolu tam ñu ko loolu fonds de concours bi nga xamante ni moom la ñuy wooye PACASEN moo nu ko may fonds de concours boobu ni ñu leen ko waxee rek dafay lan ca desalan daaw ak lu daaw li ak lu ren lépp dañ ko boole versé nu ko actuellement donc mooy xaalis bi nga xamante ne ko loolu boo seetee rek daanaka 90% ci suñuy recette d'investissement la excédent de fonctionnement capitalisé mooy sañ ngaa jël ci li nga xam ni fonctionnement la sañ nga cee jël def ci investissement mais kenn sañu doo jële ci investissement di ko fonctionner liñ la jox pour investissement loola mënoo koo jënde essence mënoo koo jënde lenn da nga koo war a def ab bâtiment wala lu dem noonu nit ñi di teg bët loolu tax nag li nga am sañ-sañ mooy li nga moomal sa bopp nga sàkk ci dolli ci loolu moo tax ñu sàkk ci li nga xam ne ñun mooy suñuy fonds propre nga xam ne noo ko moom ñu sàkk ci 230 millions 400 mille 960 francs CFA yokk ko ci suñu fonds d'investissement loolu boo ko gisee am na wàññiku na sax ci boo ko xoolee am na baisse boo nga xamante ni bii de 769 millions 599 ndax boo ko seetee daanaka dañ daan yëkkati presque 1 milliard ci sunu fonds de fonctionnement dugal ko foofu mais xam nga ni ren fonds de fonctionnement yi ni ñu ko wàññee tax na loolu mënuñu koo def. nañu wàññi waxtaan wi. dépense de fonctionnement ñu ngi ko estimé ci 2 milliards 618 mille 100 mille francs représentant muy 52,38% ci dépense totale yi ces dépenses de fonctionnement yi nii leen ko séddalee boo ko xoolee ci ni muy tëddee ci biir budget bi dafa am li ñuy wax contingence et participation nga xam ni lu la war la tey jii am na ay war-war yoo nga xam ni day jikki ba sax mu dal ci kaw maire mu war caa def dara am na temps boo xam ne dañ doon wut xaalis boo xam ne dañ ciy dimbali Touba ca kanam loolu foofa lañ participation foofu lañ koy jëlee dañoo bokk ci association des maires ñii sapeur pompier yi di fay lakk gi bu amee dafa am lu ñu fa war a participer loolu lépp nag bu ñu ko boolee mi ngi nekk 51 millions 500 mille francs 51 millions 500 mille francs mooy li nga xamante ni mooy 1,97% ci suñu recette de fonctionnement. cabinet du maire boo ko seetee mooy li nga xamante ni bi service yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci maire nga xamante ni bi moom moo ko war a def mooy maanaam barab yi nga xam ne warees na koo jàkka yi nga xam ne warees na koo def maire bi li muy fay ku adjoint maire yi li ñuy am loolu lépp ci cabinet maire la nekk. secrétariat et bureau loolu moo tax ñu ngi fa prévoir 365 millions de francs CFA muy 11,97% loolu mooy fonctionnement cabinet du maire. secrétariat et bureau maanaam administration beeg ñi fi nekk ak ñiy liggéey ak ñëpp foofu tam ñu ngi fa prévoir 349 millions 903 mille francs muy 13,36%. recette municipale ak service de perception maanaam lii liggéey bi nga xamante ni bii waa perception municipale maanaam payeur ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ak agent yi nga xamante ni ko ak ñi nga xamante ni bii ñooy dem di fayiku lan leen ca war a jox delloo leen ko muy seen njukkal foofa ñu ngi fa prévoir 288 millions 130 mille francs muy 9,48%. abattoir hall et marché xam nga ni lépp loo xam ne ci problème ci santé la jëm rek nga xam ni seetal gaag defaraat gaag lépp
mairie la war ñu prévoir ci 75 millions muy 2,86%. propriété communale mooy li nga xamante ni bi yëpp commune bi moo ko moom war koo nekk gi muy poste de police guy mbind bi mi nga xam ne noo ko fi ci muy gendarmerie bi muy loolu foofu fépp am na 80 millions yoo nga xamante ni bi ak centre de formation technique yi am na centre yoo nga xam ne jigéen ñi ñoo ko moom am na beneen centre bu nekkan fii boo nga xamante ni bi ñooy former artisan yeeg yëpp loolu mairie moo ko jël en charge loolu mooy 80 millions. li nga xam tam mooy voirie bi maanaam lépp loo nga xamante ni bii ay jardin la ak lépp loo nga xam ni rafetal la war a doon ci dëkk bi loolu tam dañ ciy prévoir budget boo nga xamante ni bii maire yi moo ko war a def loola ñu ngi ci prévoir 40 millions. service de nettoiement maanaam xam ngeen ni loolu tam ci Touba maanaam service bi nga xamante ni bii mooy seetal dëkk bi muy ay ñi ngeen di gis bis bu ne ngeen romb leen ñu nekk ci loolu tam ñu ngi fa prévoir 118 millions. service des ateliers et garages oto yi nga xam ne ñoo yor liggéey boobu tam dañu war di leen defar ku ci sa pneu yàqu ku ci leneen ñu defaral la ko loola ñu ngi fa prévoir 160 millions. service des eaux xam ngeen ni ndox mi lu am solo la ci Touba ca dafa am engagement bu bees boo xam ne maire bi mu dajalee commission yi jël na ko ci ni forage yi moom da ciy dugal loxoom bu wér a wér ba nga xamante ni bii la fa nekk lu mu ca man ci defar ko pour que mu mel na mu war a mel mu def ca loxoom ca loolu ci ndigalul sëriñ bi la ko jëlee loolu moo tax ñu génne 234 millions 199 teg ko yoo nga xamante ni bii liggéey boobu bu jógee rek ñu mën caa jubali directement. assainissement xam ngeen ni am na ci lu bari état bi moo ko def waaye nag topp ca ginnaaw ak saytu ga loolu wàllu mairie la. loolu dam ñu prévoir fa 60 millions pour mën koo def muy 2,29%. éclairage public xam ngeen ni lu leeral dëkk bi ay tawféex yu bari am na fi lampe solaire yi ngeen gis ak lépp waaye nag entretien bi nga xamante ni bi moo war a def ci loolu lépp loolu mairie moo ko jël loolu tax ñu prévoir fa 150 millions. éducation jeunesse culture lépp loo nga xamante ni bi jàngale ak njàngale ci dëkk bu mel ni Touba da nga ko caa war a def sa loxo bu wér a wér loolu moo tax maire yi prévoir 58 millions yoo nga xamante ni bii da koy dugal ci loolu. santé ak hygiène ak action sociale foofu tam prévoir nañ fa 55 millions yoo nga xamante ni dina ko fay dugal boo ko xoolee muy 2,10% du budget. cimetière et pompe funèbre ñëpp xam na ni barab yi ni mel saa su ne dafa am lu ñu fa war ci di ko defar ak di dem ba di ko defar di fa wut ay grésil di wut leneen di ko defar loolu 10 millions lañ fa prévoir. fête et cérémonie publique ñëpp xam na ni Touba moom bu ñu ko wax màggalu Touba tax màggalu Touba daanaka lu ci bari bu ñëwee dañ naan maire yi def ko mooy jënd carburant bi bu ñu nettoyé mooy jënd leneen. loolu moo tax ñu yëkkati 190 millions def ko loo nga xamante ni bii pour jàppale lépp loo nga xam ne bii laal na ci màggalu Touba. am na li ñuy wax dépense diverse nga xamante ni bii léeg-léeg da ngay jig ba jax sa dara dal sa kaw wala nga yëkkati ndaw yónni ko mu war laa demal defal la dara loolu ak recensement bi tam lu ci am solo la ndax xam ngeen ni impôt bi ñuy wax ci minimum fiscal bi ñuy wax. dafa war a am benn recensement boo xam ne bi ci sous-préfet moo koy jiite muy recensement administratif ñu xam kër gu ne ñaataa fa nekk yu am fukki at ak juróom-ñett ba juróom-benn fukki at recensement boobu tam prévoir nañ ko ci budget bi ak loolu boobu recensement ñaare sous-préfet lañ koy àndal. ak léeg-léeg ñi nekk ci di liggéey fii feebar wala keneen konkan sax liggéeyu fi waaye ci waa dëkk bi la ñu woo maire ni ko hôpital am na ku fa nekk ko nga xamante ni bii xamul nuñ koy def maire joxe prise en charge foofa ñu ngi fa prévoir 141 millions. opération financière loolu mooy li maire doon wax léegi rek ndax da ngay jël ci sa budget loo nga xamante ni bii yaa ko moom sañ nga koo fonctionner sañ nga koo jënde carburant sañ nga koo jënde leneen waaye maire ni loolu moom da koy génnee teg ko dugal ko ci investissement muy 230 millions yooyu kon investissement loolu mooy fonds d'investissement bi li ci des nag ci dépense d'investissement yi mooy tawféex bi nu am rek ci PACASEN bi di muy ngërëm li mu wax conseil yi ndax tey jii rek bu fekkente ni bi amuñu woon koram dañuy ñàkk ay points ci PACASEN bi ndax dañ ni balaa le 31
décembre obligatoirement di nga wote sa budget kon nag yàlla defal na nu tawfeex ba yegguñu foofa ñu wote ko waaye loolu moo tax muy dellu di gërëmaat conseil municipal bi ci farlu gi nga xam ne far nañ ko ba saa bu ñu joxee seen convocation ñoom ñëpp ñu fexe ba teew excédent de fonctionnement boobu 230 millions la yoo nga xamante ni bii dañ koy génn ci nun li nu am dem dolli état ci li mu nuy jox renforcer montant bi nu état jox ñu yëkkati nun suñu 230 millions def ko ci nga xamante ni bi investissement yooyu waa dëkk bi dinañ ci mën a feeñ waa Touba dinañ ci mën a feeñ kon maire nee na ci gàttal lii daal mooy li nga xamante ni bii moom lu leen bëgg a wax ginnaaw buñ ko waxtaanee ci orientation budgétaire commission yi waxtaan ci ñëpp waxtaan ci ba nu juboo ci tey jii nag bi conseil bépp dajee da leen koy delloo conseil bi moo koy nangu comme moo koy ñàkk a nangu kon mi ngi seen loxo jërë leen jëf. ngi nuyu ñëpp di jiital si nuyoo bi ñi fi toogal njabootu Serigne Touba di leen jox nuyu ak ziar pour ñu tegal ñu ko ci loxoy sang bu tedd bi di Serigne Mountakha Mbacké di ñaan yàlla mu may ko gudd fan ak wér. monsieur le maire maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu conseil yi fi nekk yépp di wax tuuti rek ci li ma fi jot a seetlu boo leen amee seetlu bu yëf yi di jaaree yoon loolu dama koy wax ngir ki fi yëkkati woon kàddu sànq naan doon na rafet sous-préfet jël kàddu sax pour leeral ñu waaye ma bëgg leen a wax rek ni mbir yi di doxe bu fekkee da ngeen a woote conseil municipal sama teewaay c'est de droit maanaam dama war a ñëw saa yu man soobee nag mën naa jël kàddu waaye bu fekkee yëf yi dafay tegu ci yoon munoo wax lu dul liñ fi waxtaanee te liñ fi waxtaanee boo ci waxee da ngay xaw a influencer vote bi donc nit ñi da nga leen di bàyyi ku nekk ak sa xel bu fekkee lépp jaar na yoon ba ñu voté loo ci am loo ciy dolli nga dolli ko ci noonu la mbir yi di war a tëddee waaye yëf yi dafa jaar yoon moo tax waxuma ci li fi jot a am ci discussion nag dama ci indi tuuti leeral gis nga délibération maanaam bu ne délibération am na ba conseil bi daje ba ñu def lecture rapport bi ba pare li ci topp mooy débat bu débat jeexee ñu voté mais débat tekkiwul ne lu ñu teg ci délibération rek faaw nit ñi wax ci déedéet buñ leen wanee lu leen doy bu ñu ubbee débat bi bu leen neexee kenn bañ a jël kàddu bu boobaa dañuy jàll directement vote donc débat bi ña indi délibération bi dañ koy poser waaye conseillers yi ñoo ciy wax bu ci kenn waxul nag ñu dem vote c'est comme ça que mbir yi war a tëddee monsieur le maire bu loolu weesoo dama bëggoon wax rek fii conseil municipal Touba wax naa ko ci biir nekk dinaa ko wax fii nit ñi ñëpp dégg ko ci composition bi maanaam ci ñi ko séq jàpp naa ne conseil gënu koo démocratique ndax fii képp kuy maanaam këru diine am nga ko la fi toogal képp kuy catégorie socio-professionnelle yaa ngi fi xool leen conseil Sénégal da nga dem conseil yu bëri doo gis ku fa toogal borom saret yi mën ngaa ñàkk gis ku fa toogal commerçant yi parce que parti politique yi ñoom ñooy def seen choix te seeni militant ak seeni responsable la ñuy choisir bu fa amul catégorie socio-professionnelle ñooñu duñ ca bokk ça veut dire quoi ça veut dire que tànn na nit ñoo xamante ne bii danañ leen ñëw leen fekkee fi ñuy nasee boo yàlla defee nag nga fekkee fa ñuy nasee la la war boo delloo ci sa mbooloo muy la war mbooloo mi diggante ak mairie bi bala cee kenn sàmm yow mi nga xamante ni bi yaa fi ñëw di toogal mbooloo moomu yow yaay njëkk doon sàmm ba ça veut dire quoi ça veut dire que tey monsieur le maire yéen amoo leen problème pour budget problème bi ngeen am wax ngeen ko te xam ngeen góom bi mooy naka ngeen di def ba li war a jógee ci dëkk bi di ñëw ci commune bi jógee ci dëkk bi ñëw ci commune bi loolu nag kenn jiituwu ci ñi fi toog fii nekk conseiller et ça vous l'avez bien rappelé tout à l'heure te ñu bàyyi xel leen
dañuy wax Touba deuxième ville du Sénégal waaye loolu léegi tey mu jeex de maanaam fii ay ak ay at dañuy wax Touba première ville du Sénégal loolu moom maanaam luy ñëw la ku gudd fan tuuti da nga ko fekk ndax na may màggee amul benn dëkk bu koy màggee. commune soxlaa mu ñëw fajal ko la nga xamante ni bii moom la commune bi war a jël di ko fajee soxlay askan bi du ko mën a génnee lu dul ci askan bi donc ña war a fay taxe nañu xam ne bu ñu fayul taxe ñi ngay suuxal commune bi ña ngi koy sooxel ndax fii ñu wax ne 2 milliards la PACASEN di joxe ñu ciy sant bu baax di ko gërëmee administration communale bi dinaa ci ñëw léegi mais lu PACASEN joxe ci 2019 2020 ak 2021 mënoon naa génn fii ba des ndax li fi nekk ci potentiel fiscal jegewuñu ko sax loolu nag monsieur le maire damay conforter yow li nga wax sànq loolu jar na toog daje càmbar ko waxtaanee ko xool yoon yi nga xamante ni bii moom la ñu war a maanaam jël pour que loolu doon li tubaab di wax talon d'Achille maanaam soox ci doxalin bi ñu fexe nan lañ koy saafara et là moi je suis parfaitement d'accord ci le 8 ba le 15 ba le 20 ñu toog waxtaanee ko jéem a xool vraiment nan la ñuy jéem a génnee ci situation bi ndax li fi nekk ci potentiel kenn xamul nu mu toll mais exploité wuñu ko li des nag mooy monsieur le maire il faut fa lay terminer di wax ne budget bi ñun buñ tollee fii dañuy xool ci forme bi parce que fond bi moom après la parce que fond bi dossier yi day ñëw ñu càmbar ko waaye bu dee forme mën nañ jàpp ne mbubb buñ doon xaar ñu daggal nañ ko et loolu ma ciy féliciter sa administration ak say commission ndax lépp luy étape ci budget commune bii ñu voté tey respecté ngeen ko ba ñu waree def vote compte administratif def ngeen ko ca jamono yi ko loi bi santé vote budget bii lépp luy débat d'orientation budgétaire te état bi ak loi bi santaane ko def ngeen ko ba ngeen ko war a defee def ngeen seen travaux de commission bi ngeen ko war a defee tey def ngeen seen budget voté ko te at bi jeexul loolu aussi muy performance parce que am na ay communes yoo xamante ne bii mënuñoo voté seen budget décembre waaye budget dëgg budget nag bu ñu koy wax voté ko décembre moo gën voté ko mois de mars wala voté ko mois de février loolu nag bu amee donc sur la forme du ma la ci def lu dul donc féliciter la yow ak équipe bi nga jiite donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. commune bi Touba ñeel atum 2021 ndajem tey bi lan lañu ci mën a leeral. waaw jërëjëf gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndaje mi li ñu ci doon li waraloon ndaje mi rek tey mooy dañuy doon wote budget commune de Touba 2021 voté nañ ko arrêté ko ci 4 milliards 900 millions loolu nag gannaaw bu ñu defee fii orientation budgétaire bi ci ni ko sart yi waxee wa tëgg budget bi ci techniquement ci investissement ak fonctionnement ba arrêté ko ci 4 milliards 900 moom la ñu doon wate woon tey conseil municipal bi daje ñu wate ko à l'unanimité donc loolu moo waraloon ndaje mi tey. ndax somme boobu am ngeen yaakaar ne di ngeen ko am ak yan stratégie ngeen mën a def ba acquérir somme boobu. waaw boo gisee am na tuuti bees ci par rapport ak budget yi ñu daan watee am nañ yaakaar ci ne lool danañ atteindre suñu objectif cette fois-ci ci at mi ndax dafa am benn appui bu am solo boo xam ne dañu ko seenu te intégré ko ci li ci ëpp ñëw na mooy PACASEN bi ci partie bi nga xam ne war nañ ko see jot 2020 2021 2020 bi dafa ñëw en retard ñëw na 2021 bi ñu ngi koy seenu bu ñu ko boolee ak li nga xam ne par rapport ak ñaari at yi moom la ñuy recouvrer yaakaar nañ ne dañu atteindre suñu objectif danañu am lu toll ni li ñu wote ci budget bi ci lu dul yenn jafe-jafe. waaw xam nga marché bi keroog bi marché bi lakk 2 heures du matin boobu mu tàkk ba bisab tey bii commune bi mosu fa jóg
bànneeku ba dañu fa affecté ñetti nit yoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey ñu ànd ko ak représentant commerçant yi njiitu marché ambulant yi njiitu commerçant yi ngir di taxawu nit ñi nga xam ne ñoom la ci seeni alal yàqu waaye bul fàtte ne du ay cantine moo lakk ay centre commercial ñoo lakk yoo xam ne ay kër privé lañ ak taabal yoo xam ne ñoo nekk ci kaw tali bi ay tablier yooyu ñoo lakk du cantine marché moo lakk boo xam ne marché bi dafa war a jël ay responsabilité am jël cantine bi reprendraat ko du cantine marché taabal la bu ne ci mbedd mi ak bitig boo xam ne nii ci biir centre commercial bi la nekk foofu la lakk gi amee ñi ngi waxtaan nag monsieur le préfet woote na réunion démb fii ñu xool centre commercial yi lakk ak tablier yi nga xam ne ñoo lakkale ak marché ambulant yi ñi ngi waxtaan ak ñoom pour délocaliser leen yóbbu leen ci marché gare bu mag ñu mën a nekk foofu en attendant centre commercial yi nga xam ne ñoo lakk forum civil dem na fa xool na ko mi ngi def rapport am xool nan lañ leen di joxe ordre ñu liggéey ak yan lañ ci war a càmbar bala ñu koo liggéeyaat. ci biir waxtaan wi am na ku yëkkati jafe-jafe commission yi ak seen président jàpp nga ne loolu moo waral que ni budget bi li ngeen di bëgg rek doon baal ndax loolu mën nga ko dëggal. waaw xam nga du commission yi am na des fois am na yenn président commission yoo xam ne seen absence dafa fés mais loolu réalité yi dëkk bi la dëkk bi moo am ay points yoo xam ne ak commune bi ci boppam ay këri kilifa lañ yoo xam ne baatu commune bi tuuti na lool ci teg leen ay daan wala mu sant leen ñu def wala mu ter leen mu bàyyi ñaar rek ñoo ko man ndigal loo xam ne dafa jóge ci sëñ bi généralisé ñëpp war ko appliquer wala loi boo xam ne nii loi bi dafay jóg tegu ne lii mooy droit bi dañ ko war a def loolu ñaar yooyu mooy li ko man mais dafa baatu mairie bi dafa am foo xam ne bu fa àggee parce que mairie mënul ñaari kër sosoo kii mu ñëw ne ko teg loi bi tegu na ko kii mu ne ko loi bi wàcc na la ko loi dafay tegu tàmbalee fii ñëpp tegu ci kaw ñëpp def seen dawaar waaye nag di fayu ñii di bay ñii loolu mairie da ko mënul te it lu yoon nanguwul loolu ñaar ñu bokk benn activité bokk benn infrastructure di liggéey kii am centre commercial kii am centre commercial nga ne kii da nga koy obligatoire da yoon loi bi day tegu ci kawam kii dañ koy exonéré mairie mënul exonéré kenn état moo mën a exonéré loolu mooy gàllankoor bi nga xam ne moom la commune bi am moo tax mënul maasale ci nit ñi di recouvrer li mu war a recouvrer. waaw xam nga defe naa ne loolu defe naa ne échappé wu leen ci débat bi yaakaar na ne gis ngeen ne am nañ parawaar nañ 250 millions ci forage yi nga xam ne problème mu manque d'eau bi nga xam ne mi ngi koy am ci màggal ak Touba parce que sëriñ bi moo joxe ndigal ne commune bi ak Maa-u Rahmati ak hydraulique ak OFOR ak administration yi nañu bokk ñoom ñëpp dugal seen loxo ci ndox mi ne ma surtout commune bi na ci dugal loxom bu baax te jàpp ci loolu moo tax ñu parawaar benn 250 millions ngir forage yi ñu mën cee ànd ak OFOR ak hydraulique ak Maa-u Rahmati diagnostiquer réellement lan mooy problème mu forage bi lan moo tax pression bi amul lan moo tax forage yi di coupé buñ ko àndee diagnostiquer ko ba xam ne lii la commune bi lim ci man mu yëkkati ko def ko li état bi man mu def ko ci ñu def ko ba nga xam ne beneen màggal bu ñëwee yaakaar naa ne lii ñu daloon daaw dootuñu dal loolu yooyu mesure jël nañ ko ci bu wér a wér. wàllu sécurité lu Touba yittewoo la dañuy gis ne da ci am ay jafe-jafe lu bëri. waaw xam nga wàllu sécurité comme li may wax li ci commune bi man rek benn commune ci commune Sénégal yi buy def ay brigade gendarmerie ak poste police amul commune Touba fexe na ba am ñaari brigade gendarmerie yoo xam ne da ko loué équipé ko jox ko gendarmerie indi fa ay éléments muy ndindi ñoo commune bee ko def Touba Belel commune bi bee ko def police yu Guy Mbind commune bi moo loué ay locaux maanaam équipé ko jox ko police indi fa ay éléments donc mi ngi encore toujours rappeler ministère de l'Intérieur pare nañ pour fépp foo xam ne ni yaakaar nañ ne point la boo xam ne war na am poste police commune bi mën nañu seet local bu fa commune bi jël réfectionné ko defar ko ba mu dëppoo sarti police maanaam mu équipé ko jox ko police ban faa yóbbu ay éléments ngir mën a renforcer sécurité bi. waaw defe naa yaakaar naa ne débat yëpp ci sa kanam la
wax naa léegi posé naa benn conseil municipal mais ne leen dama bëgg a ñu daje le 8 entre le 8 et 15 janvier waxtaan réfléchir ci recette bi ci nan la ñuy def ba mën a koo mu mën a yokk mais rubrique bi du problème bi dafay amul ñuy si am na fi dama ne la budget Touba bu fekkoon ne ni Bambey ak Mbacké ak Diourbel di fayoo noonu la Touba di fayoo dañuy nekk ci diggante gàbbu 9 à 11 millions 11 milliards 9 milliards à 11 milliards mais malheureusement maanaam ci spécialité dëkk bi ak kenn ku ci nekk am loo xam ne commune bi sañu ko def directement donc loolu moo tax mënuñu àgg mais xam nga booy wote budget doo wote budget lii laa li mën a am ngay wote li war a am te mën a am loolu ngay wote doo wote ne lii laa mën a jot parce que impôt ab loi la boo xam ne nii wàccul kenn donc commune nag maire nag munu ko dem suivi xam nga commune lan moo ko war ci budget tëgg ko ne lii ñii la toll fii laa koy jëlee jox ko trésor public fii ne moo war a recouvrer maanaam ànd ak administration bi ak force de l'ordre dem witti loolu indil ko commune du commune sax commune li mën mooy lii initier ko xalaat ko xam ne niche bi am na fi maanaam def na ko ci budget bi wate na budget bi ab maire bi ab signé na ko jox ko sous-préfet mu approuvé ko mu jox ko trésor donc loolu la moo ko ci war. sànq ñu ñëwaat ci wàllu sécurité bi sànq sous-préfet bi waxoon na ko en tant que Touba parce que wax na ko léegi ñu ne jamono yu ñëw Touba dana nekk première ville du Sénégal donc ñu gis ne police fii ne actuellement ñaari oto moo fa ne maire taxawaay foofu tam. waaw xam nga loolu nag dafa nekk problème mu sécurité logistique bu police yor ak gendarmerie loolu du affaire u maire yi. xam nga maire yi lan la man police jox ko benn demande d'expédition ne ko dama bëgg nga appuyer ma ci lii mu appuyer ko ci loolu moo xam carburant la moo xam oto la moo xam moto la moo xam leneen comme ni maire bi def bi police yi ñëw ne dafa soxla ay moto ma jënd ay moto ñetti commissariat yi fi ne commissaire bu police bu nekk ma jox la benn moto pour nga mën ko faciliter booy defi constat wala def dara doo am jafe-jafe mais logistique gu police nag ak gendarmerie loolu du maire yi seere wu ko. Merci. Ça fait un mandat. Est-ce que par Dernière question. Dernière question. ah waaye yow tam danga maa bëgg a def mbaam daara rek mooy yàgg ci daara ji man fii daara la ci man nekk naa fi ba yow kay ñaanal ma ñu wàcce fa bul ma ñaanal ne ma may too dekkaat ci daara ji. Merci. Jërëjëf.